sama nuyoo ci monsieur le sous-préfet de Ndiaye monsieur le maire di ci teg monsieur le représentant du médecin chef de district di ci teg chef de village bi nga xam ne chef de village bu Ndiéténe Diawar noonu Ndiéténe Thiaga Ronk ak Xor di remercier ci mobilisation bi nga xam ni yomb la gis. balaa may sore damay leeral rek ni maa ngi fi taxawal coordonnateur bureau régional des AID muy docteur Alassane Wele bi nga xam ne moom tam dafa am empêchement ba tax ñëwul di leeral itam ni dama fi ànd ak sama ay naataango muy madame Mouminatou Diop bi nga xam ni moom organisation bi yëpp ci loxoom lañ ko teg. moom moo doon jokkaloo ak waa district ak waa Ndiéténe yëpp ba lii yëpp mën a sotti. sama beneen naataangoo bi di madame Rokhaya Kane Diallo moom li ñu teg ci loxoom mooy lépp lu nga xam ne liggéey la bu jëm ci wàllu santé communautaire maanaam lépp lu nga xam ne liggéey la bu jëm ci communauté bi yaay yi jigéen ñi góor ñi xale yi yëpp ci macha allah ci loxoom lañ ko teg moom moo koy coordonné. ak Yacine ñoom ñoo lëkkaloo itam. lépp lu nga xam ni madame Rokhaya Kane Diallo nas na ko fale ci Ndar ñoom tam ñu mën ko jotale ci communauté bi di rafetlu comme seen taxawaay mais itam gannaaw bi ma présenté ñi ma àndal ci bureau des AID NEMA damay gërëm district bi nga xam ni monsieur chef de district ak staff bi mu àndal te monsieur Mbaye représenté ko fii ak madame Ndeye Niam cette coordinatrice SR bi nga xam ne moom mooy yëngu ci wàllu lépp lu jëm si mbirum santé yaay ak doom ndax ñoom mën naa wax ne ñoom ñooy bunt bi teewal ministère de la santé fii ci Richard Toll donc di leen gërëm di leen sant bu ma weesoo loolu damay gërëm itam accueil bi nga xam ne am nañ ko fii au niveau de Ndiéténe comité d'accueil bi vraiment seen liggéey def nañ ko bi mu waree dalal nañ ñu yaatal nañ ñu te gis nañu itam sonn ñu benn yoon ci organisation bi parce que ni mu war a tëddee ñëpp ni mu war a tëddee yëpp macha allah tëddee na ko kon nag dañ leen di jaajëfal ci loolu bi ma weesoo loolu. xëy na baax na ñu fàttali thème bi rek comme ni ñu ko waxee léegi mooy li ñu bëgg rek mooy ci biir askan wi bu ñu nee xalaat bu ñu fexe ba identifier lépp lu nga xam ne jafe-jafe la bu bàyyeekoo si métatal bu jëm si jigéen wala xale wala góor muy borom kër bu góor wala bu jigéen wala xale wala élève ak képp ku mu mënta doon gannaaw bu ñu identifier loolu yëpp ba pare dañu war a nag xalaatandoo te xalaat boobu xalaat bi yëpp la ñu soxla. du xalaatu góor kese de mais xalaatu góor xalaatu jigéen ba ci xale yi dañu am seen kàddu muy handicapé muy ñëpp bépp frange société frange bu nekk communauté da war a am sa xalaat bi nga xam ne ko war a indi ñu lëkkale xalaat yëpp donc première partie bi mooy penser équitablement boole lëkkale xalaat yi bu ñu lëkkalee xalaat yi ba pare jéem a nag saytu lan mooy pexe yu ñu war a tëral ngir xeex yooyu nga xam ne mooy métital yi nga xam ni askan wi ñu ngi koy jànkonteel gannaaw bu ñu tëralee xeetu xeex yooyu ba pare ñu jéem a jëf nag seet pexe yooyu nan lañ koy ampuler ci biir askan wi ngir lépp lu nga xam ni gisoon nañ ko fi mu nekk violence basée sur le genre mu mën a deñ wala boog mu mën a wàññeeku bu baax. donc ci gàttal loolu incha allah dina ci dellu si waat si lu gën a yaatu encore une fois maa ngi ñaan lépp lu nga xam ne gannaaw ñun ñëpp société bi moo ñu fi tax a toog lépp lu nga xam ne nas nañ ko fii yàlla dimbali ba. liggéey bi sotti te muy njëriñu askan wi ñëpp ko mën ci ànd benn bu sew ci yéen waaw yàlla rek moo dul juum bi may lim léegi ñi nga xam ne ñoom laa àndal ci bureau USAID NEMA bu ma sañoon ci moom laa waroon njëkk commencé muy Mouhamed Seck ndax moom moo fi teew réseau Siggil Jigéen xam nga ni loolu yombul implication góor ci mbirum liggéey bu nga xam ne liggéey ñu ngi koy jigéen ñi ñu ngi koy liggéey ngir seen ak seen yelleef jëm ci kanam góor taxaw jëmmal leen jëmmal fi réseau Siggil Jigéen fépp fu jigéen ñi taxaw ma nga fa taxaw fépp fu ñuy kaas droit wu jigéen ma nga fa taxaw fépp fu ñuy defee plaidoyer bu jëm ci yokkuti jigéen ma nga fa taxaw kon nag yaakaar naa lu may lim sax ma délégation bi war a ñëw bi ñëw ñoom si moom laa waroon dëkkee mayal leen ma ko loxo bu baax ndax moom. jóg leen ñu dem seeni maas mooy bésu jigéen ñi waaye gis laa woote bésu le 8 mars mooy bésu jigéen ñi waaye gis laa
jërëjëf moo nañu la tuuti ñëwal yéen ñett ñi taxaw fii Waalo ngi leen di gërëm kii Yacine la xale yi tàccu leen ma ko bu baax ma ñëw wax leen kan mooy Yacine monsieur le maire nga jéggal lu rek waaye nit bu defee lu rëy danga ko war waxal lu rëy ak fekk ko war wax Yacine dafa baax dafa yaru dafa teey dafa civilisé ndeysaan ku nekk gis na Jakarta ak moto moo ko daan tooge muy dem bay man dawalal boppam di sol kaskam di topp la commune de Ron di dem buntu njëga di dem pax di dem partout Yacine bu la galesee boo amee ruy mu lekk boo amee sombi mu lekk boo amee ñebbe mu lekk waaye tàccu leen ma xale Yacine jërëjëf Sénégal mais duñu waxtaan ci téléphone man sama formation yëpp maa ngi ko defee seen gox kii mooy Déni Biram Ndaw kii mooy 50 kii mooy Sébikotaan kii mooy Toor kii mooy Caay kii mooy Njëgën kii mooy Kër Matar waaye mooy Kayaar ñu tàcc ko bu baax a baax ndax da nga remplacer ku naq di remplacer muy Moustapha Gaye doomu Njeteel waaye ba nga ñëwee bu doon Tafa di ñoo wax ne Kumba taxaw na te fi nga taxaw fi feesal nga ko tàccu leen ma Kumba Géey ci Kumba kii sama doom la sama jarbaat la su naawee ma naaw Ndew Njaay mooy yaayam ma dikkee mooy baayam mooy sëtu maa di aram tàccu leen ko bu baax a baax tàccu leen loolu waaye ñu ñaanal ko bu baax a baax léegi nag waa xooy sama nijaay waaw jërëjëf léegi jërëjëf Kumba gërëm nañu leen sant nañu leen léegi tey Abi Diop Abi Diop seen waay yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan ndax xam ngeen léegi ne jamono changé na bu góor taxaw jigéen taxaw na fa ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax seeni askan mën a dëgg la waaw waaw ndax dafa di li ma gis yaay ma dund ko baax seeni askan am ngeen seen bopp waaw waaw yéen a ngi liggéey bu baax a baax seeni jot li ma neex yéen daawul noonu saa su ne yéen a ngi liggéey yéen a ngi liggéey bu baax a baax seeni jot Adama Diallo moom Adama Issa Diallo ma ngi li ma gis man baax Adama Yoro Diallo borom jaar ngeen ñoom liggéey bu baax jërëjëf waa Xorogo yaayu Ablaye Diop ñu ngi lay nuyu bu baax kontaan nañu trop conseillère agricole au niveau de la SAED sama jigéen kontaan naa lool ku nga xam ni mbokk Waalo yëpp la moom laay wax l'homme de Médina Ndiadjbé le premier magistrat le maire de la commune de Nyi di Amath Tidiane Ndiaye le docteur di nuyoo mbooloom chef de village bu fi teew di nuyoo le représentant médecin chef district de Richard Toll di nuyoo la délégation de NEMA USAID ak seen bépp partenaire
ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen bismillah fièrement di nuyu Koumba Gueye chef de poste bu Ndiatène di nuyu la sage-femme di nuyu sama deuxième adjoint Babacar Mbodj di nuyu Pape Ndiaye sunu responsable à Ndiatène di nuyu population de Ndiatène yëpp di nuyu responsable yi fi teew yëpp tey lu ñu fi dajale dafa am solo lool moo di dañuy woone liggéey projet NEMA bi au niveau de Ndiatène ñu lëkkaloo ko ak le 8 mars donc mu nekk benn événement ci benn bés bi nekk une date internationale ci loolu damay jaale jigéen yëpp seen yaay seen mag Maymouna Kane ku wax 8 mars au Sénégal ala kulli haalin sa xel ñëw ci Maymouna Kane nekk na une pionnière nekk na une devancière nekk na une combattante nekk na ko nga xam ne lijjantel waraaf jigéen ci seen xaalin ñu jaale leen ko yéen jigéen ñi jaale ko tout le peuple sénégalais gannaaw loolu dañuy nuyu di gërëm waa USAID ak waa district sanitaire de Richard Toll parce que mën nañu tànn beneen dëkk bu bokkul si nee na fête bi Ndiatène lañ koy def kon siggil nañu waa Ndiatène siggil nañu waa commune de Ronko yëpp ñu ngi leen di gërëm ci loolu di leen gërëm ci programme bu nga xam ni moom la ñuy dérouler fi nekk un programme socio-sanitaire bu nga xam ni day yee nit yi ci wareef jigéen mais ak jigéen mais surtout lépp lu nga xam ni dafa concerner violence du sexe violence du genre pour que effectivement ñu war a mën a fagaru pour que yooyu ñu bañ ko di sagante pour que population yi war a mën a respecter conditions yooyu nag ku ko def au niveau de la commune de Ronko maire Ronko nga ko defal wala autorité sanitaire yi nga defal parce que yooyu bu ñu ko xàmmee ko war a di ko moytu di ko jëfandikoo day wàññi jafe-jafe yi nga xam moom la ñuy jànkoonte suñu société yi mooy violence yi de tout genre kon loolu ñu ngi leen di ci gërëm di leen ci sant di leen ne effectivement gërëm ngeen jox ngeen Ndiatène sas bu nga xam ni moom la tàmm parce que Ndiatène dafa nekk village bu nga xam ni ci biir commune de Ronko ñu xaw ko ràññee wala sax ñu ràññee que ci jëf yu nga xam ne yu baax yu muy def kon bu ngeen ko defee Ndiatène gàcce ngalaama Ndiatène ñu ngi leen di remercier bu baax di remercier particulièrement Yacine jot nañu jokkoo ci ay fànn yu bari ci ay anam yu bari mais lu ñu xàmmee di mën a seedeel ci moom moo di nekk na ndaw ba nga xam ne bu gëm liggéeyam ba nga xam ne amulu ko dimanche amulu ko fête amulu ko samedi foo ko gis yitte moo di programme boo nga xam ne moom la moo ko indi fii nekk na ku nga xam ni lan mooy itam fexe ba lu muy liggéey population yi comprendre que population yi approprié kon loolu bu bis bi tey Yacine séntu woon na ko bu liggéeyam demee woon neneen kenn du ko def tey kon bu ko defee tey gàcce ngalaama Yacine ñu ngi lay gërëm di la sant di la encourager parce que doomu aadama kat fu mu nekk mi ngi ci biir Sénégal dafa war a liggéeyal Sénégal moo di liggéey luñ lay fay mu nekk loo nga xam ne du la lew nekk loo nga xam ni du riba parce que souvent dañuy fàtte ñu ne jullit lañu lépp luñ lay fay yàlla fekk nga liggéey ko kon moom wàccee na ko ak riba parce que lu muy liggéey dafa koy liggéey correctement ñu ngi koy remercier di remercier ñu fi toog yëpp daanaka dëkk commune Ronko yëpp ñu ngi fi toog waa Xor Ndiatène ba Pax ba Medina Mountaga ba Thiagar dëkk yëpp daanaka ñu ngi fi toog loolu moo leen fi indi non seulement 8 mai bi mais lu leen fi indi moo di seen partenariat ak le projet NEMA kon loolu tam aussi ñu ngi leen di gërëm di leen sant parce que bari na fu nga xam ni nga intervenir fa nit yi ñàkk xam sa dayoo nit yi joxuñu fulal sa projet mais fii jotaay tee bi woone na commune de Ronko dëkk yi ngeen di intervenir sentir nañu lu ngeen di liggéey foofu
lu am solo kon loolu liy leen di ñaan rek moo di lu ngeen di def am na solo trop gis nañ ko yëg nañ xanaa gën a leen ñaanaat rek lu ngeen mën a dolli ngeen dolli ko parce que xeebuñu lu ngeen def amal nañu njëriñ comme ku la defal dara nag mu amal la njëriñ sañ nga waxe na dolli kon ñu ngi leen di ñaan na ngeen dolli lu ngeen di def fii si commune Ronkh parce que am na njëriñ si biir poste de santé yi am na njëriñ si biir case de santé yi. Moustapha Gaye bu fa nekkoon nekk chef de poste dafa liggéey bu rafet parce que programme bi mu ngi tàmbali si Moustapha dem si anam bu rafet Kumba remplacé ko bu mu ko remplacé yéen wax Kumba bu Moustapha def na liggéeyam mais kii di ñëw tam aussi elle n'a pas démérité kon loolu dañ koy jaajëfal parce que tam aussi loolu la ñu xaaroon si moom comme bu ko defee dañ koy wax jërëjëf donc moom tam aussi ñu ngi koy remercier parce que Yacine bu sawaree góorgóorlu bu dee chef de poste bi ak sage-femme bi sawaruñu seen bëgg-bëgg àndul ak bëgg-bëgg Yacine liggéey bi du dox kon ñoom ñett ñoo ànd bi liggéey bi ak si bi di liggéey comité développement sanitaire bi tam aussi def nañ seen liggéey di remercier yëpp commune de Récup teew na fii bu maire teewa fii conseiller municipal bépp teew nañ fii sunu xarit sunu jigéen député Fatim Sall waroon na teew am na empêchement mais man ñëw naa fi teewal naa ko fii ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi loolu moo ñu safu moo di fexe ba commune de Ronkh mérité confiance bu neema jox au niveau de la santé donc ñuy gërëm yëpp di sant ñëpp di wax leen di courage et incha allah déwén xëy nañu defaat bu mel nii fii wala feneen mais wóor na fëgg ak fi nga mën a def mooy Dakar bi parce que programme bi dafay nekk programme boo xam ne dafay évoluer positivement wasalaam. coordinateur mu ngi nii tàccu leen ko bu baax a baax borom turu sellawi di Mouhamed jogal taxaw Mouhamed jërëjëf madame Rokhaya Kane Diallo tàccu leen ko bu baax merci beaucoup ñu ne tàccu leen ko bu baax a baax Ndeye Fatou Mbow bu baax moom mooy sama chef voilà ma ngi nii moo defoon discours rëy bi waaye nag ku nga xam ne mooy borom lagte borom njëreen borom po xeew borom njër la bu lay indi xam ne ma xam ka jërëjëf waa càggara ngoom Fatou Aïssa Kelly anda koy ma tegal sama jarbaat awaaloom cel si toj na waay caagara nga noonu waa ndoom kay saari ba baba taal yaa ngoom tëri ndeysaan wuli ma tegal nga noonu chéri maa ngi teewloo nga noonu fasa waay la pionnière tëri Khady Ndiaye Diallo ndeysaan Seydi ay sama nijaay bu dem waay sama nijaay ay sama nijaay Modou Faye parce que waa Rego la fête
à l'endroit de la santé au niveau de la commune de Ronkh. Monsieur le maire ña nga nee ñoo ko wax ni ma amuloo benn commentaire booy def parce que man su ma defee commentaire si yow du neex waaye balaa moo baax jóge si yow ñëw ci man dugg si yow donc ñi ngi lay gërëm nee ñu nii nga taxaw woon ci corona nii nga taxaw woon di leen jàppale te loolu ngay def yal na la yàlla yokk bu baax a baax ñuy ñaan fi nga teg sa tànk bul ko bàyyi waa projet bi ñeey ñoo ko wax kontaan nañ ci yow bu baax tàcc leen moom monsieur le maire. léegi nag DJ may ñu ça ne fait que commencer programme bi day soogaam commencer. Ibrahima yaakaar naa ni kenn du ko laam-laamee ci biir gox bi waaw kenn du ko laam-laamee ngir taxawaayam dinañu moom am na la nga xam ne tey jii projet bi bu ñu amee nisër indi ko si dëkk bi moo nekkoon seen interlocuteur bay loolu mu tas ko bay mu yaatu. c'est Ibrahima ku gis lii xam ne y a un grand travail qui a été fait moom yaakaar naa ni dina wax à peu près ndax ay groupe fi nekkoon yi nga xam ni moom dana ko expliquer mu di woon 5 groupes ay mag nekk si ay maam nekk waaye ay jànq ay jagamaar tase woon si donc dina ko expliquer muy lu am solo lu nga xam ni suñu jógee fii Ndiétène damay wax ni gagné ngeen coupe bi ba pare am ngeen 15 sur 20 su ngeen noppee daa ngeen am 20 sur 20 su ngeen dégloo rek daa ngeen am 20 sur 20 et je crois que loolu moo wax waa Ezaïde yi waa Nema duñu ma démentir Ibrahima ñu jox la kàddu gi. ndam ci Sénégal jigéen la doole Yacine moom xalal yoon ba du nooree la ndam du soodaane jigéen ko fi am ndam ci Sénégal jigéen la doole man fii de ko fi am ndam ci Sénégal jigéen la doole Yacine moom xalal yoon ba du nooree yóbbu nu ca Nema jigéen la doole Yacine moom xalal yoon ba du ñoree yóbbu nu ca Nema yoon ba du ñoree na ndam du ñoree fii de ko fi am ndam ci Sénégal jigéen la doole ba du ñoree yóbbu nu ca Nema Yacine Niang fii de ko fi am ndam ci Sénégal jigéen la doole Yacine moo ñu xalal yoon ba du ñoree yóbbu nu ca Nema mon yóbbu sa Nema yóbbu nu sa Nema yóbbu nu ca Nema Nema yóbbu nu ca Nema man fii de ko fi am ndam ci Sénégal jigéen la doole Yacine moo ñu xalal yoon ba du ñoree yóbbu nu sa Nema lanu fanu jaal ndam du nu gaal xalal nu yoon daal ba du ñoree ñiital lanu fanu jaal ndam du nu gaal fii de ko fi am ndam Sénégal jigéen la doole Yacine moo ñu xalal yoon ba du ñoree yóbbu nu ca Nema Fatim bala man see Fatim mën na ñëw di ñëw doomu commune de Ronkh Fatim Sall nga noonu Aïssata Diagne mooy yaayam Yatma Sall mooy baayam c'est le waalo tey waa dama réussir ngeen lu lay tey tey Fatim Sall moo noonu di ñëw di député à l'Assemblée nationale yaakaar naa ne
fekk si boo xam ne jàmm ñëpp la ci amanta amul Tidiane Ndiaye le docteur Oumar Tidiane Ndiaye donc Fatim ñu ngi lay dalal di la souhaiter leen masawu coono di leen jégalu vraiment si yitte yi nga xam si moom ngeen yàq tey loolu yëpp rek wax dëgg yàlla muy wane ni Ndiatène ñor na képp ki nga xam si moom moo fi teew te dëkk fi waaye bés bi aussi nag ñor na ñi nga xam si ñoom ñooy jigéen ñi jóge gox bu nekk muy xoor di ronk di càggar di Ndiatène fu mu mën a doon ñu ngi leen di jégaluwaat encore une fois ndax wax dëgg yàlla bés bu mel nii képp ku fi ñëw ku nekk rek daanaka mën nañ ne ba nga xëyee nga ko waajal kon jigéen ñi ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen a ngi wane ni bés bi seen bés la. maa ngi gërëm ñi nga xam si ñoom ñoo fi teew muy la délégation du monsieur le maire ak les représentants du district sanitaire de Richard Toll monsieur Ismaïla xaw ma sant bi Ismaïla Mbaye ñi ngi gërëm. Coordonnateur ak coordonnatrice Néma yi nga xam si ñoom ñoo fi teew muy madame Mbaw et les autres di gërëm aussi ki nga xam si moom mooy notre chef du village Mahmoudan Thiam di gërëm aussi ki nga xam si moom mooy suñu adjoint au maire di gërëm aussi ki nga xam si moom mooy monsieur le principal Abdoulaye Diop di ko delloo njukkal vraiment ci taxawaay bi nga xam si moom la am par rapport ak bis bi nii di dalal encore une fois suñu monsieur le maire ak honorable député madame Fatim Mbodj Sall di ko ñaanal jàmm yal na ko suñu borom may wér. te il faut qu'on passe à l'essentiel ndax dëgg la tey jii ñun ñi teew fii ñëpp amaana tey am na ko fi ñëw fekk ñii sol lu jaune ñii sol lu orange ñii sol lu vert ñii sol lu blanc. mag sol lu weex. ñeneen ñi nag xam naa peut-être du leen gis mooy tey ñi nga xam si moo nekkoon le groupe des pères waaye su ngeen leen gisul tey ñu ngi joxe seen participation physique par rapport ak bés bi maanaam ñu ngi ci organisation bi je veux dire les Oumar et les autres les Ousmane Kane formation bi USAID Néma moom moo ko couvrir woon yónnee woon ñu ndaw ki nga xam si moom moo nekkoon Yacine Niang Néma bañ na ko am na ñoo xam ne sax Yacine mii dañu yaakaar ni Néma la sant ndax Yacine Néma la ñuy wax kon tey baax na suñu demee ba tollu fi man maa nekk le coordonnateur man maay nekk aussi ki nga xam si moom mooy le président du groupe Synergie bu ngeen ko déggee moo nekk groupe bi nga xam si moom moo représente mbooloom groupe bi nga xam si moom moo fi nekkoon ñu ko doon formation bi objectif bi nekkoon na tàggat nit ñi par rapport aux violences yi nga xam si moom la ñuy wax les violences basées sur le genre violence basée sur le genre bu ñu ko déggee mooy méttital bi nga xam si moom la askan wi seq muy góor ak jigéen ndax peut-être dañuy wax méttital ni dañuy yaakaar ni ci jigéen rek lay jëm waaye aussi ci góor lay ëpp waaye it ñi gis ni ci jigéen ñi lañ ko gën a nemmeeku. USAID Néma taxawal projet bi nga xam si moom mooy former leen ngir képp ki nga xam si nekk nga fii nga nekk leader ngir xeex méttital yi nga xam si moom la askan wi di jànkonteel saa su nekk. projet bi bu mu taxawee USAID Néma ñëw na fi nga xam si moom mooy Ndiatène rencontré ñi nga xam si moom mooy les leaders mooy les chefs du village les imams les agents de santé ak képp ki nga xam si nekk nga leader nekk ci dëkk bi nga am fi baat ñu gisanteeg yow par rapport ak formation bi wax la li nga xam si moom mooy objectif bi ñu paree ci loolu USAID Néma avec la coordination de Yacine ñu def benn réunion bi nga xam si mooy la réunion d'information maanaam informer leen imprégner leen ci li nga xam si moom mooy objectif formation bi
formation bi nag ay groupe la woon groupe yi bu ngeen gisee kon ñii nekk nañ ay jigéen ñii nekk ay ndaw ñii nekk ñu xaw a ndaw. ñëwee ñu waxtaan nag les présidentes de groupement féminin bu ñu waxtaanee ak ñoom ba pare ñu dugg ci dëkk bi ñoom itam def li nga xam si moom mooy cette sélection ci base yi nga xam si moom la ko projet bi santaane ba ñu am li nga xam si mooy groupe des jeunes maires moom mooy ñaan ngeen may leen loxo mooy groupe Gëm Sa Bopp. groupe Gëm Sa Bopp ngeen gis en vert mooy le groupe. vert muy groupe boobu jiite. su ngeen gisee en blanc ñoom ñoo nekk le groupe. yéen la ñu wax waaye. bokk gis-gis. bokk gis-gis bu ci paree ñu présenté leen le groupe des pères. USAID Nema ndax lu am solo def ci jut ndax toog nañ bi ñu toogee ñu tànn ñu bu ñu tànnee groupe bu nekk toog nga xalaat ñu ne la lan mooy sa xalaat ci li nga xam si moom mooy jafe-jafe ñi am ci biir dëkk bi muy mag di ndaw ñu amoon ay jafe-jafe yoo xam si ay problème lam ci woon ci biir dëkk bi dañ ko doon laam-laamee kenn sañu ko woon tudd wala ay problème la woon yoo xam si kenn sañu ci woon dox benn jéegu waaye à travers USAID Nema ak formation bi ñu ñëw formé ñu am sañ-sañ àddu ci problème yooyu soulever leen génn leen ñu départager ay groupe yooyu ji ci dox problème par problème bay léegi ñu ngi sant yàlla am nañ ci ay résultats li nga xam si moom moo nekkoon problème ñu ko doon nemmeeku nekkoon ci biir askan wi lu ci bëri wàññeeku na li si des mi ngi wàññeeku li nga xam ne si tey mënuñu si dara ñu ngi ci doon def suñu akulaay taala ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla suñu borom moo tax li si des kon ñu ngi gërëm bu baax USAID Nema ci loolu nga xam si indi na ko ci dëkk bi te mooy lu am solo xale yi ngeen gis aussi nag kenn demul ñu des ndax li ñuy doon xale yëpp am na problème yu am solo yoo xam si ñoom ñoo ko soulever da nga si doon dégg xale buy wax des parents qui refusent de prendre en charge les frais médicaux de leurs enfants te loolu nekk loo xam ne si parent bi am na sañ-sañ waaye métital la kon xale bu demee bi nga xam ne si mi ngi tudd lu mel noonu te yàggoon na fi kenn sañu koon wax kon am na solo bu ko xale yi génnee bay am ci ay jéego yu ñu ciy dox kon du ma guddal damay présenter ki nga xam si moom mooy Ndoumbé Thiam muy la présidente du groupe Gëm Sa Bopp moom ñu formé woon ko moom itam pendant 5 jours moom itam su ko defee moom mu ñëw def li nga xam si moom mooy exposé moom ak secrétaire général di Xargata Boy. la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan ndax xam ngeen léegi ne jamono changé na su góor taxaw jigéen taxaw na fa ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan mën a dëgg la waaw waaw ndax dafa di li ma gis yaay ma dund ko ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan jigéen sa taaru njaay yéen nga mu ngeen seen bopp tam waaw jërëjëf ngeen baal ñu reyaan ñu tàcc ko bu baax mu ngi fii waaye di gërëm ku nga xam ne mooy bàjjanu gox yi Ndeye Fante Bo ak délégation bi nga àndal waaye Seck nekk ICP bu Mbagam ma nga ne toog oustaz Seck di doomu ronk di doomu waalo amay sant sant Ibrahima Konte mu wax si pare jox secrétaire général bi di Xargata Mbodj Ndoumbé Thiam. ma sant yàlla julli si Muhammad ñaanal sama ñaari waajur yal na yàlla yërëm leen ak néew jullit ñu fekk may ñaanal chef du village ak imam ak notable yi toog fii yëpp mais da ngay wax ci kaw wax ci kaw dañu wax di ciy géem kon yal na yàlla jàppal si lii ñu war a wax man nag maay Ndoumbé Thiam man maay président groupe Gëm Sa Bopp mooy jaune noir bii ngeen gis macha allah yal na yàlla jàppale ñu ak mbéy mi